salaamaaleykum mbokki internet gastonproduction.com ak aussi Post Afrique vraiment ñu ngi amaat mbégte àndaat ak yéen tey nag ñu ngi ñëw seet si ki nga xamante ne moom mooy Gaston Xaali Mbengue ñu gën ko xam ci turu le Don King de l'arène ndaxte kat tëgg na fi tàkkusaan bu nekk ñu bàyyi ko rek mu nuyoonteeg yéen Don King ñu ngi lay nuyu. waaw jërëjëf maa ngi leen di fay yéen waa Post Afrique ak gastonproduction.com. maa ngi leen di fay maa ngi nuyu amateuru làmb yëpp di nuyu Sénégal gi yëpp bala may wax dara nag wala ngay poser benn question d'abord ñu wax ci sunu Lions yi nga xam ne ñoo nekk fële ci Cameroun war a final dimanche ñuy ñaanal leen yéene leen jàmm ñaanal leen victoire ndam li ñëw fii ci Sénégal ñu ànd ak coupe bi vraiment loolu la Sénégal gi yëpp tey kenn talul dara waxi làmb sax tey waru leen ko woon a ñëw fii di ko fi wax loolu waxi football rek. lan fi waroon a wax ak waxi ñaan pour équipe nationale football bi ñëw indi ndam li pour Sénégal ñëpp xol yëpp delluwaat ànd ñu koy ñaan fii ñu agsi rek war naa boole xol yëpp final bi mais pour mu gën a neex yàlla nañ ci yàlla dimbali ba nu boole walla ci trophée bi. Amina yaa rabbi mais nag tey boo gisee ñu seet si la sax ci bañ a wax waxi football mooy Boy Niang dafa am benn sortie bu mu amal donc on va juste rentrer dans le vif du sujet na xam nañ ni sa jot bëriwul Père Demba naka nga gisee sortie Boy Niang bi seetaan nga ko. waaw seetaan ko quelques extraits parce que après dañ ma wax ni Boy Niang mi ngi wax et tout ça Boy Niang d'abord sama doom la mënula wax lu ma jaaxal. mënuma wax lu garaaw de toute façon li ma jot a dégg rek xam nga gars yi nag suñuy yónnee fi mu gën a ñawee moom la ñuy wax ay Père Gaston di wax waxi dil waxi xam yu kenn xamul ay mots yoo xam ni mënoon naa ñàkk parce que moom du papaam rek la moom makan ñooy ay moroom ñooy ay xarit mais suy wax dafa ni man tolluwuma fu may dile ak kenn tolluwuma fu may defee ay magu yi bi ma koy jox avance kenn waxul woon waxi dil parce que boobu su fekkoon affaire dil a ngi ci je préfère bañ a joxe avance tëgg combat jaral lu ma yenn wax yi tëgg combat jaral lu ma yenn yi et tout ça façon combat bu nekk comme tu l'as dit tëgg naa ko ci réew mi mais xale la comprendre naa ko sama doom la moom makan laa yemale nay changé tout de suite et pourtant c'est un garçon très correct xaw ma lu ko poussé que muy wax yu demee noonu man na wax ba mu paree ci du ma sax tudd et li mu wax itam dama xamul sax ban muus moo ko piqué pour mu wax Boy Niang ñëw na fii ànd ak papaam ak la famille Kandji ñu toog wax ba nu waxee it li ma leen wax ci loolu laa nekk ba léegi mënuma di programmer combat yu day ni sama combat yi ci ay mbër yoo xam ni kenn nekku ci en état de lutter pour le moment parce que combat sooy jàpp date bi il faut nga am temps boo defee promotion bi ki feebar amagul certificat de guérison ñëwagunu présenté wu mënuma jàpp nag quant à ay Gris Bordeaux yi jëkk a bëre Gris Bordeaux xamul kañ lay bëre man kenn xamagul kañ ngay bëre wax ji nag bari na nan bàyyi di déglu ay waxi mbedd ak di déglu ay waxi réseaux sociaux wala ay waxi journal man benn combat lay préparé fii ñu toll ma dem régulariser ko sa CNG mooy Eumeu Sène Bombardier loolu moom la ñu régulariser beneen combat amu fi kon dafa waroon a xaar ba Gaston ni lii wala nii laa suy wax muy soog di wax wala mu demander ay explication parce que de toute façon li ñuy wax ku lekk avance te de pop ñoom lekk nañu seen avance ba pare suñu demoon tey ba à la limite bëgguloo bëre sax du ma ko yóbbu fenn xanaa day ñëw rek indi sama xaalis delloo ma mu wut keneen ku ma ko jox pour mu bëre Balla Gaye parce que Balla Gaye lekk na avance ba pare mais yooyu eggaguñu foofu man fii may wax ak yow xaw ma ndax Balla Gaye Boy Niang lay jëkk a bëreel wala Eumeu Sène lay jëkk a bëreel wala Gris Bordeaux lay jëkk a bëreel de façon li may def dinaa ko calculer te tey su ma sañoon tey mook Balla Gaye ñu bëre mu jeex parce que ay coowu lamb yooyu dafa dañ ko dépassé ñu de façon ñoom ñett yëpp doon bëre tey mu jëkk a bëre mu mujj a bëre yëpp mais man tey su ma sañoon tey sax tey mu jëkk a bëre mais nag ci kawit ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ci condition mais di bëre toppoo maa ngi baalu ak samay supporters dama faxajoo nag dama nangam ci état bi laa bëre loolu lay bañ a dégg mais wax ji jaru ko fi woon vraiment nit ñi nan bàyyi di eggale ay wax fu mu àggul Balla Gaye
taxawul ak man ni ma kii laa bëgg a jëkk a bëreel parce que Balla Gaye su demee bay wax kii laa bëgg a jëkk a bëreel na tekki ngem ma taxawagul wax ma ni kii laa bëgg a jëkk a bëreel xam ne rek amee na contrat man mi promoteur bi waxaguma kenn ni combat bi mooy jëkk a taxaw far date ba nu jàppoon le 31 juillet kenn mënatu cee bëri tax ndax élection législative la xëy na wax ju bari sax moo nu cattu xëy na loolu nu cattu sax ba ko date boobu yàqunu donc léegi ca man du ma tëgg combat mois d'août ak septembre ci taw bi donc dara jaru fi jëkkante bay di daw bay daanu nan tey ànd ak correction ñun ñëpp xaar man bi may joxee xaalis pour ñu tëgg làmb pour am ci satisfaction la mbir yi am ci satisfaction amateur yi am ci satisfaction mais pas pour tëgg làmb pour indi coow d'abord ñoom dañu war a dimbali promoteur ci communication parce que combat bu ñëwagul ñun ñuy wëri sponsor ngay taxaw di wax dana am ak danaa def lii ak du ma def lii loolu rek man nu handicapé ci sponsor yi il faut pas ñuy seet seen bopp rek mbëri suñuy wax nan seet ni promoteur bi dafa war a jaay combat am na ay propos yoo xam ne kenn waru ko sax di ko génne ci presse c'est pas bien. mais moom dafa ne moom Boy Niang pour le nommer nee na moom daal bu mu la contacter yow da nga ne ko bu fekkee Balla Gaye 2 am na wér donc moom lay njëkk bëreel mais bu fekkee amul tan ci yaramam Gris Bordeaux lay njëkk bëreel. su amul tan moom nu muy bëree et puis du question contacter dañu doon waxtaan kenn waxu fii waxu kii lay njëkk a bëreel kii lay njëkk a bëreel waxtaan dañu doon waxtaan en famille parce que ñoom sama famille lañu. donc du woon loo xamante ne su non man xam nga man am naa sama fulla ak sama fayda goo xam ni su may wax lu officiel dama koy wax amul kii moo jëkk a jot avance kee moo mujj a jot avance yu ma xamul man tëgg naa fi ay claf yoo xam ne ñëpp ay jotandoo avance ku ma seet nan nit ñi nan la ñuy bëgg a bëreeg yooyu eggunu foofu c'est-à-dire que wax moo baaxul communication ci surtout ñoom combat dañ ko war di seetlu nañuy sóoraale partenaires yi war a bokk yi bëggoon a bokk ci làmb ji nañuy protéger promoteur bi bu nu topp rek seen bëgg-bëgg di wax di sànni ca li ñuy wax lépp dara taxawu ci parce que dara amu ci parce que man mi promoteur bi xamaguma man kañ la ñuy bëri xamaguma kan mooy jëkk a bëri. léegi nag fu ñuy tëjee rek donc Père Gaston mooy ñu mujj ci actualité de la lutte ndax dernièrement gis nañ yéen promoteurs yi ak itam lu mel ni managers yi yéen ñëpp daal les acteurs de la lutte demoon ngeen CNG fële ci mardi pour amal conciliation te gis nañ ni conciliation bi finalement ça satisfait les différentes parties donc règlement bu bees bi daal naka nga ko gisee. waaw mais ça va parce que wax nga ko. comme dem nañu toog ak CNG bi li ñu wax yëpp ñu accédé wu ci parce que affaire bi affaire u àndandoo la affaire u liggéey la il faut ñuy coordonner di communiquer Bira Sène n'a aucun problème le président il n'a aucun problème déglu nañu et tout ça même am na sax ñu doon def réticence ci CNG bi mais ba mu xamee ni ñii ñooy làmb ji parce que nag ñun ñooy làmb ji ay membre CNG duñu làmb ji mënunoo toog rek costume wala sol sa grand boobu taxaw di décider loo xam ni membre yi ànduñu ci président Macky Sall sax du def lu peuple bi àndul donc tax di jaay ay jomba ñaaw ak kenn mësu leen a xam ci làmb defuñu dara ci làmb parce que ministre copte na leen dugal leen ci benn groupe de bu ñuy wax CNG ba mu tax ñu defe ni ñoom moom làmb ji ñun Sénégal gii dara jaaxaluñu fi surtout nag ci affaire làmb donc loolu laa wax it Bira yow rek yaa fi amee signature CNG bi yëpp ministre beneen fal mais yow la jël nga jiite heureusement qu'il a compris tout le monde il n'a pas désavoué ses partenaires ses membres du bureau mais xam na liy dëgg xam na lii nit ñi bëgg xam na aspiration peuple bi mu accédé ci c'est tout mais ñi muy àndal aussi ñi ci ëpp du ñëpp mais nan delloo si seen xel ca tey ca xam ni fii kenn du fi ñëw pour jaay jomba ñaaw wala pour ñëw pour mottali ko ci làmb ji parce que ñoom ñëpp kenn xamu leen woon ah kenn xamu leen woon ci làmb bërki dem leen ci dugg nan réglé yem yaru respecté nit ñi parce que mbër yi duñu ay dof amateurs yi duñu ay dof ñi seq làmb ji duñu ay dof donc il mérite du respect nañ leen respecté fii Sénégal ñëpp xamante nañ bu baax nag xamante nañ bu baax a baax moo tax ku bañu xawi sa sutura na nga tey ca réglé.
waaw ñu ngi lay jaajëfal bu baax donc Père Gaston ci éclaircissement yu nga indi alors yéen tamit yéen ñu ñuy seetaan vraiment ñu ngi leen di remercier ci seen fidélité jaa ngeen jëf.